waa Dak Médina di nuyu Sénégal di nuyu Médina di nuyu diaspora bi donc li waral lii rek mooy que ni Cheikh Ba dafa woote biir këram xam nga doomu jekko la fi la juddoo fi la yaroo fi la déggee wiiw donc tey jii nii vraiment doomu jekko yi dëkk yi toxu woon sax demandé nañ asaka ñëw teewee lii pour sargal Cheikh Ba wan ko ni jekko jekkoom la Médina am la waaw te vraiment xam naa ni dina ko apprécier à sa juste valeur parce que macha allah nit ñi mobilisé wu nañ d'une manière bu ma yéem sax vraiment ci période fête surtout. ñi ma communiqué wax ak ñoom ci organisation bi ñoom ñëpp dañoo comprendre ne du xaalis du dara mais juddu la jàppal ni tey jii nii on a fait au moins minimum 700 nuróole te ku ci nekk yaa dem déboucher de ta poche di ko yónnee ay wéev ay fu ne pour que ñu defaral la nuróole même bu dee dëkkuloo ci koñ bi xam nga loolu mooy amour. waaw nit koo xam ni dafay politique ñëpp xam nañ ni politique période bii politiciens yi dañuy neexalaateeg yooyu mais tey jii nii ay doomu Médina doomu jekko ñoo dajale jël seen i dërëm ak seen i ñaar dërëm pour soutenir Cheikh Ba je crois que ni c'est exemplaire. ci matinée bi kese déjà ñu ngi toll rue 8 instant bii ma wax ak yow maanaam ñu ngi déparé rue 19 amul benn kër gu ñu tëb kër par kër Cheikh Ahmed Tidiane Ba dugg na fa ànd ak délégation doomu jekko yu am valeur. ñu xàmmee leen xam ne fii la ñu juddoo fii la ñu màggee ñu ànd ak moom gunge ko mu dugg ci kër yi saafonteeg nit ñi macha allah vraiment ba léegi nit ñi may woo ci yeneen koñ yi ndax seen mobilisation pour que moom mu ñëw fa. xam nga campagne bi Benno Bokk Yaakaar a koy organiser moom mu nekk leader bi donc loolu organisation bi beneen façon la parce que beneen entité mooy dem tey waa jekko ñoo organiser. mais au-delà de loolu à partir du 8 nous c'est vrai que ni ñu ngi ci biir Benno bi mais am na beneen communauté d'organisation bu gën a fort boo xam ne ñoom ñooy joxe feuille de route bi joxe calendrier ak programme candidat bi te loolu xam naa ne incha allah buñ ci tolloo dinañ ko siiwal waaw mais li ma wóor rek te wér mooy waa jekko moom wane nañ seen détermination ni Cheikh Ba bu leen woo woon ba 5 heures du matin ñu ngi ci pare nañ pour dem fekk ji ko. parce que en fait xam nga man boo xoolee sama démarche de tout le temps tànn moom faw mu am. mais après c'est la Médina qui gagne waaw après c'est la Médina qui gagne doomu Médina yëpp ñoo war a ànd rek parce que Médina rek ay tànn kenn du jóge parcelle di ñu tànnal waa Médina ñooy tànn ñoom ñoo war a déglu programme candidat yi xool li amal njëriñ Médina ñu voté loolu et puis ñu dem te man yaakaar naa ni bu dee dañu topp candidat wala ñuy topp authenticité defe naa ni incha allah ñun dinañ teel a gagné le 23 incha allah au soir du 23. xam ngeen ni depuis quelques jours. ñu ngi wër Médina gox-goxaan yëpp di def proximité dem nañu quartier yu bëri dem nañ fi Dames dem nañ fi Ndiathiar dem fi Déggo dem fi Pencum ci den gars yi ak yéen ñu ak yu mucc ayib vraiment ma gis engouement boo xam ni dina dal na sama xel ndax li ñu jublu vraiment lu metti lay doon xam nañ ko waaye jàpp nañ ni bisi ni ñëpp àndee incha allah dina antu donc loolu ñu am si contentement jekko nag di ñu tàmbalee aussi dal na xel si soo ba léegi ñu ngi dugg nañu rue 10 dem nañu rue 27 dem nañu rue 23 dugg ruq bu sew mu des yeneen gox yi bii ci biir quartier bi ñu war fa dem tey si ngoon en attendant ñu def fi stop fii kër Madiane Ndiaye di ko nuyu di ko sant suñu xarit bu baax boobu nga xam ne ma nga Espagne vraiment ànd seen nag ak suñu kilifa yëpp waa Benno Bokk Yaakaar yi ñoom Paco Jackson ñoom Chérif Sey ñoom Lamine Kane ñoom ñëpp ñu ngi fi ñoom Adus tout le monde est là te gis ngeen waa jekko yi ma wër samay xarit Grand Blaise ànd ak ñun tette ñu moom tamit ñu ànd si proximité bi gis nañ daal population bi ànd nañu si la ñu nekkee gëm nañ ne changement war na am biir Médina te defe naa ni li ma leen wax rek sànq ba leen ba leen koy wax di leen tooñ naan nañu ñam tuuti rek bu ñu ñamee dinañu rëccu sax li ñu yéexee jël dëgg ñu maire Médina parce que am nañu programme boo xam ne bu mucc ayib am nañu ay projets yoo xam dañ ko jagleel jigéen ñi jagleel ko xale yi jagleel ko suñu mag ñi 3e âge vraiment jàpp nañ ne loolu buñ ko déroulé incha allah Médina dina am émergence bi nga xam ni moom la ñu bëgg. di waxtaan ak nit ñi dégg nañu mbébétu population bi parce que loolu aussi moo normal ñun candidat lañu am nañu programme waaye population bi aussi am nañu ay mbébét am nañ ay problèmes yoo xam ni soulevé nañ ko donc ñun jàpp nañ lu si bëri mi ngi suñu biir programme waaye am na loo xam ne jàpp nañ ko si loo xam ne nekkul suñu biir programme moo tax programme comme ni ma ko waxee rek dañ koy pencoo kenn du ko petoo donc ñun incha allah les 3 premiers mois wax nañ leen dinañ jël ay mesures concrètes yoo xam ni pour waa Médina loolu dinañ leen ko jébbal après mais au-delà des mesures
sur les 300 premiers jours dinañu jokkoo waa Médina ànd ak ñoom dugg si biir quartier yi waxtaan ak ñoom ñu wax ñi lan mooy seen bébét réellement parce que nee naa leen on aura un budget participatif pour 30%. Budget participatif li ko wund mooy quartier bu nekk dina wax lan la bëgg ñu defal ko si biir quartier bi dootuñu toog biir maire yi rek di xalaat naan Médina bëgg nañ lii wala bëgg nañ lële dañuy dem jekkoo dem jàppoo dem njàccaar dem fu ne waxtaan ak ñoom ñu ne ñoom lii moo leen gënal moo xam seen jàkk la ñu bëgg ñu defar ko moo xam dañu bëgg ñu indi ay projet pour xale yi moo xam dañu bëgg seen place publique ñu defar ko bu ko defee budget boobu ñu leen jagleel ñu jël ko def ko si loolu waaye li ma gën a yéem ma am si contentement parce que xam ngeen ni biir jekko si boppam am na ay quartiers yoo xam dafa difficile am na ay coins yoo xam dafa difficile ma tase ay xale yoo xam ne seen situation dafa compliquée ils sont même en rupture sociale comme ni ma koy waxee mais ñu ñëw taxaw sama kanam waxtaan ak man ne ma ñoom nangu nañu ànd ak man si kaw ñu wutal leen ay projets yoo xam ni dinañ si mën a sukkandiku pour changer seen situation loolu mu daw sama yaram may lancer un appel aux jeunes parce que ñoom ñoo ma mën a changer Médina donc ñoom dégg naa seen kàddu je les ai entendus et je pense que suñu programme ŋànk na li nga xam ne mooy seen bébét te defe naa ni bu ñu ànd ak ñun loolu yëpp dinañ ko defar defe naa loolu am na solo gis naa population bi gën ñëpp may gërëm ñëpp di leen sant di leen jox dig daje le 23 janvier li am solo mooy ñu génne seen carte comme ni ko xale yi di tooñee rek avant 9h ñu gagné fêter la victoire incha allah Médina jëm si kanam.